l'économie du Sénégal. Ça t'intéresserait de parler justement de l'économie du Sénégal. Binta Ba mi ngi noonu moom la ñuy dalal sans plus tarder. Fas yéene waxtaane variant Omicron et croissance mondiale, analyse du professeur Kane, chef de département économique de FASEG, UCAD, et l'actualité économique de quelques pays. Aujourd'hui, elle nous vient avec un panier bien chargé. Le variant Omicron, il paraît qu'il n'est pas très dense daal comme ña fi jóge. muy noonu de Asma moom Macron sax dañoo xaw a nuroo tur xaw ma coïncidence la xaw ma nag nu mu fa demee noonu. Mais paraîtrait-il que dans la science égyptienne, je crois. mooy bët bi ñoo fekk ci pyramide bi man daal seen tur yi ñuy tànn noonu pour lan tamit. Asma dafa mel ni nag coronavirus pareegul pour dem la jël nañu bu baax a baax ndax à chaque fois bu ñu foogee ni jël na ay valise am dem rek dafay dellusiwaat la jël li nga xamante ne moom moo di économie crise sanitaire aux conséquences économiques comme ni ñu koy waxee ginnaaw bi nga xamante ne coronavirus nee na saraax ci àddina bi tey jii nag dañuy dem xooli Omicron bi nga xamante ne mutation bu bees wala variant bu bees bi nga xamante ne dafa ñëw la jël koom-koom Asma bu élément bi yembee ñu ànd ci ak Mame Sidi ak tonton Bakary dem jëli ko dellusiwaat léegi. coronavirus ma ngay wéy di la jël li nga xamante ne moo di économie mondiale ba tey fële nag ca Afrique du Sud ginnaaw ba nga xamante ne gis nañ fa lii di variant Omicron ñu recensé ko nag ci fanweeri dëkk ak juróom-ñett tey jii nit ñi tiit ak njàqare rek la ñu am jëm ci wàllum koom-koom suñu sukkandikoo ci directrice générale bu FMI moom nag mu ngay xamle ni bu fekkee ni Omicron dafay wéy di am jeexital ci wérgu yaramu askan bi dinañ xoolaat rek à la baisse projection yi nga xamante ne amoon nañ ko jëm ci croissance mondiale. Aïcha ginnaaw loolu nag ñu dellu siwaat ci plateau bi daal di wax ne Binta Ba kon lii la. mi ngi noonu Asma directrice générale bu FMI mu ngay xamle ne bu fekkee ni Omicron boobu na muy wàllante dafa gaaw wala itam dina réduire mobilité bi kon dinañ xoolaat à la baisse projection yi nga xamante ne jotoon nañ ko amal ci croissance mondiale waaye nag Asma il faut ñu dem seeti koo xamante ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàll bi bu ko defee mu gën ñëw mën a gindi professeur Abou Kane lay wuyoo nekk fële ca FASEG UCAD nekk chef de département économie moom la ñuy dem déglu lan la ñu wax ci Omicron dellusiwaat léegi. variant Omicron bi variant bu bees bi dina am jeexital ci wàllu économie dëkk yëpp tant que scientifique yi maîtriser guñu ampleur dégâts yi muy mën a def parce que bu amee lu ñuy tuddee incertitude ci économie rek day am jeexital ci décision yi ñuy jël ci wàllu investissement ak ci wàllu activité yi. lu ma bëgg a leeral ci côté boobu mooy. même su fekkee ne feebar bi demul wala variant boobu demul su fekkee ne maîtriser nañ ko ba xam naka lay wàllaatee ak est-ce que day rey nit ñu bëri wala du rey nit ñu bëri wala yooyu ba ñu xam ci dara daal boobu dina tax impact économique yi di wàññeeku mais fu ñu toll nii nga xam ne nit ñi xamaguñu exactement dégâts yi fan la war a toll fan la mën a toll loolu mooy indi ay conséquences économiques sans compter que am na ay dëkk yu commencé déjà tëj seeni frontières loolu tamit dina am jeexital ci wàllu économie ndax mobilité bu amatul rek wala bu amatul nu mu war a amee toujours dina am ay jeexital ci wàllu koom-koom. boo ci doolee nag le fait que ñun suñu dëkk yi ay Sénégal ak dëkk Afrique yu bëri lu ci ëpp ci investissement yi ñuy def ay investissement de court terme la. boobu mooy gën a indi nag ay conséquences sax ndaxte fi nga xam ne ay investissement de long terme la ñu def. même bu ñu toogee benn diir boo xam ne nit ñi ñu ngi ci ay jiixi jaaxa dafay fekk investissement de long terme yi ñu defoon wala yu ñu doon def. yooyu ba léegi mu ngi doxal réew yi wante ñun bu ñu toogee ay benn weer wala ñaari weer yoo xam ne dara leeragul ci wàllu variant bi loolu dina tax ay activités yu bëri di bloqué.
Aïcha mi ngi noonu docteur Kane moom li mu wax tamit xam-xamam màcc na ci bu baax a baax. mi ngi noonu Asma di ko jaajëfal bu baax a baax ci leeral bi nga xamante ne indi na ko nee na nag jamono ji économiste yi xëy na duñ ci mën a àddoogum bu baax a baax lu mooy rek ñi nga xamante ne ñooy waa kër docteur wala scientifique yi xam omicron boobu naka lay comporté woo ndax mën na wàlle wala mënul wàlle waaye nag li leer ba leer mooy xëy na dina am ay jeexital ci wàllum koom-koom ndax koom-koom nag Asma dafa bañ période d'incertitude dina am ak du am loolu daal dafa mel ni koom-koom bëggu ko dara te nag li nga xamante ne mooy période d'incertitude boobu ci économie bu amee day tax les décisions d'investissement da ciy am ay gàllankoor ak yenn activités yi nga xamante ne day faral di am ci wàllum koom-koom leneen itam loo xamante ne Asma gis nañ ko am na ay réew yu fiir yu mel ni Pa Assane commencé nañ di tëj seen ay frontières te loolu nag xam nañ ni dina indi ay gàllankoor gis nañ sax président Afrique du Sud di ŋàññi wala di mere ñenn ñi nee na dañ ne variant bi rek nit ñi di commencé di tëj seen ay frontières te xamagu nga li nga xamante ne mooy réaction bi déjà leneen itam li nga xamante ne wax na ko Asma mooy suñu réew yi nga xamante ne nuñ ko mën a waxee dañoo ñàkk daal doole ci wàllum koom-koom ñun ay investissement à court terme la ñuy def bu ko defee buñ toogee benn weer liggéeyuñu rek dafay am ay jeexital yu mag alors que réew yi nga xamante ne am nañ sukkandiku ci wàllum koom ñoom ay investissement à long terme la ñuy def xëy na buñ toogee benn weer wala ñaari weer liggéeyuñu dina def ay dégâts mais dégâts yi du mel ni dégâts yi nga xamante ne da koy def dans les pays pauvres Asma. mi nga kon nag ñu jublu rek ci cette actualité de ces pays ñu yërnu ñoom seen économie ndax tëjoon nañu seen frontière am déet dañ cee bokk ñu ci yaa ñu koy dégg man. mi ngi noonu Asma tey ji nag dañuy jël roppalaan am fu ñu wàcc rek ci ñaari dëkk dem yërnu leen desiwaat léegi-léegi. file ci diwaanu Afrique réew yu bari nag ñu ngay namm développer li nga xamante ne moo di seen monnaie virtuelle ba tax na nag banque centrale bu Nigéria moom jot na ci soobu bëgg nag taxawal li nga xamante ne moo di e-Naira Afrique du Sud itam bëgguñu des ginnaaw ndaxte nag ñu ngay soobu ci ay études yoo xamante ne ñu ngay xool naka la ñuy def ngir rek mën a am seen monnaie virtuelle suñu sukkandikoo ci organisation mondiale du tourisme li nga xamante ne moo di woppu coronavirus ma ngay wëy di am ay jeexital ba tey ci boobule secteur ba tax na sax ñoom na mën nañu amal seen assemblée générale ci bile semaine fële ca Madrid dem nañ sax bay wax ni secteur du tourisme mën na ñàkk lu toll ci 2000 milliards de dollars ci atum ren ji. Aïcha, une perte de 2 milliards de francs 2000 milliards. C'est beaucoup d'argent ça. Ça m'a fait peur parce que moi quand je regarde ma poche, il n'y a pas 5000 quoi. ah su ma xoolee sama poche junni néew ci kontaan nga bàyyi seen sek sa poche am na junni. waaw. may ma ko. oh li neex na waaye yéen ñi bëggoon dugg si diggante gàcceer gi rey na leen de. cola bi petit cola parce que da nga bëgg petit cola. aw kii du génn. Assane lu mu la Asma madame Cissé bonjour. waaw kay duggal nii. voilà. ñel sarax ci biir. sama baay may na ma junni nag tey lu ma. non li décoration bi moom jar na waaw. lii moo taxoon sama mooy décoration waaw ci fajar gii. ndekete suñu maam yi liñ fi bàyyoon nañu fi ba tey économie mi ngi dox ci man Binta Ba. non pas Assane daanaan la moom. ak di ndaanaan nit ku baax la. ba fi nekkutoon nag dama la wax hey baal foofu bi. waa petit cola bi doo ma wax secret bi lan la lu tax nga koy yéey chaque jour ak laaj. circulation sanguine moo tax nekku fi. circulation sanguine dégg naa daal day dëgëral taxawaay. circulation sanguine. day dëgëral taxawaay tamit danaa la nguur gi moo tax nekku fi. Alors le pape Martin lui a laissé le chapeau de l'éternel indigné. mi ngi noonu Asma organisation mondiale du tourisme gis nga leen ñoom itamit amal nañu seen assemblée générale fële ca Madrid doon nag waxtaanee naka la ñuy def ngir rek jógee ci guute gi nga xamante ne coronavirus ma ngay wéy ci di leen ci dugal Asma dafa mel ni nag Afrique du Sud ak Nigéria ñu koy sóobu ci ut e-Naira nag boo koy dégg xaalis bu virtuel la bu ñu sukkandikoo ci Ndongo Samba Sylla ñu ngi koy nuyu au passage nee na xaalis boobu on ne veut pas faire de la pub mais dafay nuru ak ñaari wujj yi fi nekk temps yi di wujjante bu baax a baax mais nag la différence mooy par exemple Nigéria moom teg nañ ko en place ba pare si seen banque centrale lay jóge loolu dina tax échange yi di gën a gaaw muy gën a fluide di gën a neex donc gis nañ ay réew yu bëri réewu Afrique ñoom ñu ngi ciy réfléchir di ci dem Sénégal tamit je pense que Asma waru ci woon des ginnaaw de. waaw justement pas Assane nga ne. muut la ma def muut de amig
mbaa France dina ci d'accord. mais pourquoi on est aux dépens de la France pourquoi France war ñoom moom ci suñu ay décisions. Asma là c'est politique et c'est politique. Asma boo leen ma tegee ci kaw ci bopp réew mi dinaa dogg ba mu jàmm bi mais pour le moment mu ngi ci biir. waaw buñ la tegee yow ci bopp réew mi. waaw ma dagg. ba mu jàmm bi. waaw. nañu am suñu xaalis bopp. président Macky Sall loolu la ñu waxoon. non waxu ko mësu ko wax. moom dafa ne woon il est l'espoir de la liberté. oui mais mësul wax ne dina dagg ak France mësu ko wax. au moins loolu moom nañu ko reconnaître moom décoré nañu ko. bokk na ci ñu ko faloon 2012. waaw mais parce que. principe lañ doon xeex. principe waaw. principe ba gisatoo leen. ba principe ba amaatoon te ñu xeexaat ko. en tout cas daal monument de la Renaissance li mu jaroon da ngeen que lankoon naan c'était beaucoup. Aujourd'hui l'aéroport à l'AIBD a valu beaucoup plus cher et beaucoup d'autres infrastructures on nous informe que terre bi tamit bokkoon na ci. terre bi xale yi doon. waaw mais nañu bàyyi terre bi nañu bàyyi di ko kayaase. xaalis bu bari la ñu bañ ko yàq. xam nga paasan dama xam ne ni gune yi dañ koy dégg te gis nga nit boo xasee ba nekk référence wala repère. booy wax ak ndaw ñi automatiquement li nguur gi deful rek yow da nga ci am rôle. moo tax nag c'est bien de taper sur eux parce que je suis pas contre. moi je suis tout à fait d'accord mais xale yi nañu wax ak ñoom ñu. wàññi seen waaw nañu am yar ak teggin quoi. ah. ce sont des frustrés aussi. terre bi daal nañu ko bàyyi mu dox. xale ba mu rouler waaw. terre bi kat moom dañ koo reporter ba fii. nee dina daw le 27. en tout cas le 27 on attend justement avec impatience. ba yàq yi démb du tax ñu repousser ko. bu dee am na ay yàq. lii nag moo tax ma la doon wax gune yi kon dinañ may ñee bu ñu bëggee nax. opportunité bu ñu naxee. ndax dinañ gën a jël koppar dugal ko ci naan justifiable dans ce sens. alors que voilà peut-être que ça n'a pas coûté autant cher quoi on est d'accord. donc man du ma jox opportunité ku ma bëgg a nax. dëgg ma lay teg xel ba jeex. merci Baye Sall. yàlla na yàlla fay la. waaw amiin waay am naa junni sama junni bi. caagut. Binta Ba merci beaucoup. Asma xanaa di jaajëfal.